jàngeen jëf mbokku internautes yi mbokku téléspectateur Ëllëg Média TV tey suñu première émission invité d'honneur ñu war si dalal monsieur le directeur général de la SAED monsieur Aboubacry Sow fii ci SAED dinañu wax nag lu gën a fës lu gën a lëmbi réew mi temps yi mooy problème invasion des rats et des insectes incha allahu taala ngeen suivre ñu rek ci émission l'invité d'honneur. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku seetaankat Ëllëg Média salaamaaleykum wa rahmatulah monsieur le directeur Aboubacry Sow salaamaaleykum wa rahmatulah ñeen ñëpp ñoo xam ne yéen a jàpp ci préparation émission bi ñoo ngi kontaan di leen jaajëfal bu baax ci suñu première émission bi ñu tuddee invité d'honneur tey invité d'honneur nag ku muy dalal macha allah kàngam la mu ngi tudd Aboubacry Sow directeur général de la SAED monsieur Aboubacry Sow. man it maa ngi sant di gërëm. yéen waa Ëllëg Média ñi nga xamee ne seet si ngeen ma fi tey ba pare defal ma li nga xamee ne yombut mooy ngeen commencé émission bu bees bi ngeen tuddee invité d'honneur yàlla def ngeen ñëw ma nekk seen premier invité loolu nag maa ngi leen di sant di leen gërëm ba pare di rafetlu liggéey bi nga xamee ne yéen a ngi koy def fii ci biir Waalo di sant aussi ñi nga xamee ne ñoo koy déglu wala ñoo koy seetaan muy donc waa Waalo yëpp di leen sargal di leen ñaanal yàlla waaw man nag Aboubacry Sow laa tudd bokk ci région de Saint-Louis département de Podor juddoo dëkk bu tudd Méry ci arrondissement Kaskas yàlla def na fa laa nekk maire sax waaw jàngee nag sama jàng yëpp nag presque Dakar laa ko defee muy bi ma dalee école ba université Dakar laa ko jàngee après def benn concours école inter-état ingénieur équipement rural bi nekk Burkina Faso dem jàngee foofu génn nekk ingénieur donc génie rural équipement rural. yàlla def na ne aussi bi ma génnee Burkina laa njëkk a liggéey naa donc ci benn entreprise foofu lu mat at jóge foofu yàlla def aussi ma liggéey Mauritanie dans un bureau d'études ma def aussi at dellu si nag am liggéey SAED depuis 1989. bi ma ñëwee SAED 89 ak léegi nag mën na presque fanweeri at ak lu topp wax dëgg yàlla bi ma ñëwee SAED nag commencé naa chargé d'étude yàlla defal na ma échelon yëpp yu nekk ci biir SAED defe naa jaar naa ci nekk naa chargé d'étude jóge fa nekk chef de section projet FED bi nekk Podor ma jóge Podor ñu ne ma ingénieur délégué Matam ma jóge ingénieur délégué Matam ñëwaat fii Saint-Louis nekk fi directeur des aménagements lu mat fukki at ma jóge ci loolu ñu def ma conseil technique aménagement bi ma jógee ci conseil technique aménagement ñu def ma aussi directeur général adjoint ma nekk ci at ak lu topp yàlla def ma jógee fa nag bi ki fi nekkoon ñu def ko ministre de la république muy Samba Ndiobène Ka man ñu namee ma directeur général ma nekk ci depuis boobu léegi waaw sant yàlla nag bëgg SAED aussi bu baax a baax considérer sama bopp comme doomu SAED. waaye comme yàlla def na bis bu ñu ñëw fii bii moo nekk presque ñaari at yaa ngi nekk ci boppu SAED nan nga gisee sa gestion SAED ban jugement nga ci am ban conclusion nga ci am par rapport ak la lourdeur de la charge. yàlla def na ne tey mu nekk ñaar fukki fan ak ñeent mois de novembre yàlla defoon na ne aussi bi may nommé directeur général ñaar fukki fan ak ñeent la woon ci weer bu ñuy wax avril 2019 donc comme nga waxee def naa fi ñaari at yi des na parce que des na peut-être ñaari weer donc mun ci agsi waaye sant yàlla la bu baax a baax parce que mënoon nga fi def aussi lu yées loolu. nga jóge fi parce que aussi ñëw naa fi mais gënuma kenn ba pare confiance président de la république laa am ak le professeur Moussa Baldé muy ministre de l'agriculture donc boo leen liggéey ñoom it am nañu coobare xool li nga liggéey ci biir loolu aussi def ci ay coppite yàlla def na ba léegi maa ngi fi nag di leen sant leen gërëm bu baax a baax. alors li ma munti wax mooy que ne bon man SAED bi ma ñëwee yàlla xam ne dama xam SAED nag ku nga xam ne liggéey na ci lu wat fanweeri at buñ la ko joxee yaakaar naa ne. nga mun ko liggéey du doon ay jafe-jafe yu bari waaye xanaa kay jafe-jafe yu amee rek mooy fekk objectif yi nga xamee ne jox nañ la ko li ñu la nee sas nañ la ko mu tegu sa bopp loolu mooy peut-être moom mooy lu diis li waaye bi ñu ñëwee moom wax dëgg yàlla liggéey bi jéem nañ ko def comme ni mu waree. alors ci biir loolu nag ñun dañoo indi ay coppite yu baree bari parce que xam nañ ne
président de la République bi mu ñëwee indi na acte 3 de la décentralisation bi mu indee loolu dafa def communalisation intégrale ñëpp nekk ay communes ba pare communes yooyu mu wane ne donc politique bu ñu munti def na jóge ci communes yi yéeg ci kaw loolu moo la indi mooy donc territorialisation politique publique. alors ci biir loolu SAED di liggéey ci mbayum irrigation liggéey ak nit ñi ci biir commune lañu nekk suuf si ak ndox mi aussi ci biir commune lañu nekk loolu moo waral nag léegi dafa mel ni dañoo ne il faut que ñun suñu liggéey ñu mun buntu bi nekk communes yi loolu def nañu ay changements yu mel noonu def réorganisation mel noonu nga xamee ne suñuy dispositif dañoo bëgg lu ñuy liggéey nag kuñ ko liggéey ak communes yi nga xamee ne ñoom ñooy yore seen programme de développement ñun ñu nekk quelque sorte seen bras technique c'est-à-dire que ñi nga xamee ne am nañu xaral la mu leen jàppale pour mun a suqali donc seen i communes yi yooyu jaar-jaay indi nañ ko. indi nañu aussi li nga xamee ne mooy concertation mooy SAED bu ñu tëju suñu biir bureau rek di liggéey xalaatal ñi déedéet ñun dafa am ñi nga xamee ne ñoom la ñuy àndal di leen jàppale ci seen liggéey bon nag booy ànd ak di ko jàppale da nga koy déglu bon nag acteurs yi baykat yi filières yi ak ñi ci munti nekk xale yi ak jigéen ñi. il faut ñu dem discuter ak ñoom xam lan mooy seen i jafe-jafe lan mooy seen i problème fan la ñu bëgg ñu jàppale leen ci biir loolu ñu ànd ak ñoom ci loolu yaakaar naa bu ñu bëggee am résultat noonu la ñu war a def parce que wax dëgg yàlla bu ñu wax bay SAED bayul baykat yi ñoom moom sonteel ñoom ñooy bay bon gis leen discuter ak ñoom ànd ak ñoom bu boobaa boo leen nasee benn programme ensemble yaakaar naa ne atteindre objectif bi dana yomb donc démarche yooyu moom mooy li nga xamee ne ñun andi nañ ko même liggéey bi ñuy def muy aménagement bu bees muy réflexion yi ñuy def yu bees ak lu munti ñëw li nga xamee ne ñoom baykat yi ci ñoom la jëm la budda ñu boole leen ci dañuy ñëw ñu ànd ci ak ñoom ñu xam fan lañ ko liggéey ñu saytu ko ñoom seen bopp ñu ànd ci nga xamee ne danañ leen liggéey li nga xam ne moom la ñu gën a bëgg waaye ñun duñu xëy rek indi ay engins liggéeyal ma sàmba liggéeyal ma demba fekk ma sàmba bëgg ko ma demba moo ko gënoon soxla déedéet donc ñoom ak ñi nag ñoom ñooy ànd ci biir loolu defandoo programme bi liggéeyandoo ko réception doo ko ensemble bon bu boobaa yaakaar naa résultat bi en tout cas man moom mooy li nga xamee ne gis-gis bu bees bi ma indi ci biir loolu aussi yàlla defal na am na résultats yi ñu ci def loolu yëpp nag du sama ndam baykat yi la seen ndam la mais aussi ak aussi li nga xamee ne yàlla moo santaane woon loolu dafay am bu ñu ñëwee boo xoolee ren ji par exemple saison sèche chaude bi lu ñu bay ci suuf àgg na presque 50 000 hectares boo xoolee 50 000 hectares saison sèche chaude première fois mooy guléet muy am donc ci biir vallée fleuve Sénégal te boo gisee aussi ñu àgg foofu wax dëgg yàlla damay sant bu baax waa Waalo parce que Waalo bu ñu àggee ci 50 000 hectares ñoom ñoo ko waral parce que ci biir loolu fanweer ak juróom benn junni hectares yi ci biir Waalo waa Waalo ñoo ko béy donc mun nañu wax ne vraiment mayum irrigation ci biir vallée du fleuve Sénégal bu koy SAED di ndamoo wala autorités yi di ko ndamoo Waalo moom moo ko xëcc di leen sant bu baax donc ci biir loolu boo xoolee hivernage bi aussi am na nu mu démarré woon dem nañu ba àgg presque fanweer ak juróomi junni hectares 35 000 hectares ci biir loolu Waalo defoon ci lu tolloog fukk ak juróom ñaari junni hectares yu teg tuuti muy 17 030 hectares donc loolu aussi boo ko boolee ak li ñu defoon saison sèche chaude ñu boole ko ak li ñu defoon saison sèche froide bu nekk par exemple ay 19 000 hectares wax dëgg yàlla jéggi nañu 100 000 hectares yi 105 000 hectares yi ñu bay loolu defe naa kenn mësu ko def loolu aussi résultat bu baax la bi nga xam ne baykat yi ñoom ñoo taxaw liggéey ko ñun ñu ànd ak ñoom ci biir loolu daal mooy peut-être li ma mën a wax bu dul loolu aussi SAED sama collègue yi jéem xool nan laa leen mën a mettre dans de bonnes conditions donc de conditions de travail parce que man agent SAED la su ma yokkalee samay agent def leen ci ay conditions yu neex a liggéey man su ma nekk directeur général dellu ci ñoom fi ñu nekk bu boobaa danaa ci mën a bénéficier wu lu ma ci deful daal dafay fekk ne aw ma ko waaye li ma am du ma leen ko xañ. te li ma ci mën a résumer rek yow malgré sa xam-xam yaa ngi diisoog béykat yi te soo gisee ñu woote émission bi béykat yi moo tax ñu woote émission bi te ñoom sax ñoo tax ñuy wax wolof pour ñu mën a jot ci message bi. maintenant gis nañu ne nguur gi génne na ay jumtukaay yu baax pour sauver récolte yi surtout contre saison bi. est-ce que mën nga si ñëwaat tuuti. donc comme ni nga ko waxee yàlla def na ne saison sèche chaude bi béyoon nañu 35 000 hectares non dama juum 50 000 hectares 50 quelque ci biir loolu delta bi moo ci béy presque 36 000 hectares vraiment lu ci gën a bëri ma delluwaat encore gërëm leen sant leen ci seen taxawaay wax dëgg yàlla bu ñuy wax irrigation développement irrigation ci biir vallée bi wax dëgg yàlla xale yi waalo yi magu waalo yi jigéenu waalo yi ñoom ñoo ko porté di leen ci ñaanal bu baax a baax. liggéey bu rafet lañ ciy def alors bi ñu ko defee gis na ne yàlla indi na Covid bi yàlla indee mbas mi di ñaan yàlla mu dindil ñu ko fi nu mu gën a gaawee
ñu xam ne ci ay jafe-jafe lañ jëm parce que amoon na ay surga ay ngóobaan yi nga xam ne dañu doon jóge yeneen gox yi ci région yu Sénégal am na ñi nga xam ne dañu doon jóge sax ci sous région bi ñëw di liggéey foofu loolu nag mu doon ñu andi ñu ay gàllankoor ma waraloon nag ñu nag baykat yi ñu toog xàccandoo dóorandoo jëmandoo donc ci état bi ministre agriculture professeur Moussa Baldé porté ko nekk il faut mu jàppale ñi ñu mun am ay moissonneuses batteuses adaptées mooy yi nga xamee ni ay chenilles lay am nga xam ne bu tawee dañu mu liggéey donc ci suuf ci ban bi ci suuf su tooy si. bi ñu demee nag waxtaan ci aussi ak le professeur Moussa Baldé ñun ak baykat yi professeur le ministre de l'agriculture porté ko jël ko def ko yëfu boppam dem présenté ko conseil des ministres au président de la république le président Macky Sall bu boobaa président Macky Sall jël dogal jël 1 milliard ne jagleel na ko. jagleel na ko baykatu vallée bi pour donc ñu mun ci jënd ay matériel ci sous forme Covid yàlla def loolu bu ñu ko amee procédure bu gaaw a gaaw lañ ci def amuloon sax problème passation des marchés ci biir loolu ñu liggéey ak Cerise liggéey ak ñoom arrêté matériel bi ñu war a arrêté bi ak fan lañ ko war a jëndee presque je peux dire que boobu ci biir Sénégal matériel bu fi amoon ci Chine yi jënd nañ ko. li nga dañoo jënd yëpp mu des bi mu desee nag ñu doog a def ay commandes ay commandes à l'extérieur loolu bi mu ñëwee ñu boole loolu yëpp am commission départementale bi nga xam ne moo toog Dagana ak le préfet ñooñu toog saytu ko ñu définir ay critères yi ñu ci gënoon def nag mooy ñi nga xam ne dañoo bay saison sèche chaude bi ndax ñu mën a génne seen i ceeb ñu ci gën a bay ainsi de suite ñu def liggéey boobu defandoo ko ak baykat yi donc attribution yi am nit ñi jot seen i moissonneuses batteuses mun naa wax ne sax loolu jàppale nañu ba ñu yàqu-yàqu bi bariwul parce que taw bi xam nga teel na ñëw mais moissonneuse batteuse bu ñu ko amuloon dana ëpp 2 junni ak juróomi téeméeri hectares yi nga xam ne mënuñu leen woon récolter dana ëpp loolu mais yàlla def na ne bi ñu amee moissonneuse yi jàppale nañu donc ba nga xam ne yàqu-yàqu yi wàññeeku na. ba pare lu ci gën a neex mooy que ne matériel bi dañu ko subventionné à 60%. matériel bi ñu ko subventionné xaalis boobu nga xam ne baykat yi jox nañ ko dañoo ubbi benn compte dugal ko fa ba pare ñaan ministre bi ne ko xaalis boobu dañu koo bëgg muy santuñu ko ñu mun ko utiliser delloowaat ko ci baykat yi def ay réflexion aménagement entretien accès hydraulique yi loolu aussi ñu ngi ciy liggéey donc ak baykat yi pour donc saison sèche chaude bii di ñëw ñu mun ko liggéey nga xam ne donc dana nekk ci ay anam yu rafet. waaye question bu gën a am solo nag ci suñu jotaay tey mu ngi ñëw quoi temps yi moom gis nañu yéenay def buzz. parce que dégg naa sax presse bi mu ngi fiy buuxante neen gars yi daal ñoo ngi buuxante pour am sa interview parce que coow bi moo lëmbe Sénégal temps yi dégg naa daal li ñu ngeen liggéeyoon li ci gën a bëri daal jinax yi ak gunóor yi ñëw nañu daal xaw ko gàllankoor daal léegi situation bi d'abord nan la demee exactement ampleur dégâts yi tamit nan la ñu toll parce que werante bi coow bi daal nee na kur ñi naan yàqule nañu lii ñeneen ñi naan du loolu léegi daal comme yow yaa toog ci donkaas gi daal yaa ñu gën a xam mbir mi est-ce que mun nga ñu wax exactement béykat yi lan la ñuy yàqule ensuite bonne solution ngeen ci xalaat. jërëjëf donc wax nga dëgg question bu am solo la que te ba pare béykat yëpp ñu ngi ciy wax bu bari sax d'ailleurs lu yàggul lii ñoom seen bopp génn nañ fi ci presse bi am wax yiñ ciy wax donc li ma ci mën a wax rek mooy que ne campagne hivernage bi démarré nañ ko. ci jàmm wax dëgg yàlla alors bi ñu ko démarré mën nañuy wax ne dañoo dem ba ci digg bi yàlla may ñu quand même taw bu baree bari parce que boo leen xoolee li fi taw ci biir Sénégal de manière globale gëj na fi taw ba pare nag ci biir delta bi vallée bi li mu ci taw aussi gëj na taw fii bu ñu waxee ay Ross Béthio taw na 400 millimètres 500 millimètres boo demee feneen ñuy wax ay 400 500 600 millimètres fi nga xamee ne ay 150 millimètres 200 millimètres moom moo fa doon taw xam nga ne loolu du lu tuuti alors loolu nag bu ñëwee laa buddu mu indi donc ay jafe-jafe donc d'abord ñax mu baree sax ñax mi sax na partout tool yi salte nañu ainsi de suite mu indi donc yenn problème ba pare yàlla aussi indi aussi ay gunóoram parce que gunóor yi kenn indiwu ko mbiru yàlla la yàlla moo ko indi te yaakaar naa ne aussi gunóor yi ñëpp gis nañ ko même ci biir kër yi parce que am na période bi nga xamee ne boo fayulee sa lampe boo moytu doo mun lekk gunóor yi sa biir néeg la ñuy nekk ainsi de suite nga dugg sa biir néeg sa fekk ko fa donc gunóor yooyu nag ni ñu baree woon ci biir kër yi noonu la ñu baree woon aussi ci biir tool yi ba pare yàlla def aussi ay janax aussi génnaale ci loolu yëpp nag indi ay jafe-jafe surtout gunóor yi parce que gunóor yi bu ñu duggee si biir tool bu ñuy fekkee tool bi fekk nañu focc na ba nga xamee ne commencé na am ceeb bi tuuti fekk mu nekk état mu mel ni soow dañu koy muucu moo tax ñu tuddee leen sax d'ailleurs ay piqueur suceur dañu am benn élément bi nga xam ne dañu koy dugal ci biir bi muucu ko ba mu jeex te dañoo bari ay millions la
donc loolu xam nga bu duggee ci tool boo ko traité wul lu gaaw boobu moytuwul musiba naarul lay indi. janax yi tamit gën a indi musiba janax yi nga xamee ne dañoo gas ci digget yi nekk fa làqu fa bu guddi ñëwee ñu génn te xam ngeen janax mën na fay bu duggee dugg ci biir parcelle bi dagg parcelle bi ba mu jeex delluwaat donc boo xëyee ci suba si doo gis janax nga gis sa ceeb bi yëpp sa ceeb dagg ndax boo moytu sax boo àndul ak sa sago da ngaa yaakaar ne lii beneen affaire la. donc janax ba pare boole ci janax yi ni ñuy juree dafa gaaw en 4-5 jours bu nekkoon ñett la ñu woon après dañu nekk 9 nekk 10 dañuy multiplication bu gaaw ah mu waral nag population bi bari bi nga xamee ne jéggi dayoo. d'ailleurs man bi ma demee visiter ci délégation bi may laaj ma ne lii man mosuma ko gis bi ma nekkee SAED ba léegi mosuma gis lu mel nii Basirou Fall xamee ne ancien SAED la retraité léegi moom mu ne ma ne ko situation bi est-ce que mos nga ko mu ne ma lii mos nañu ko gis donc dans les années 74 75 76 donc boobu mu ngi nekkoon njàng man je me rappelle Fouta dégg naa ñuy wax atu janax yi ni ñu koy waxee ci Fouta mooy hitaane dóomi mooy atu janax yi mooy at bi nga xam ne vraiment janax yi bëri woon donc janax yi en réalité donc dañoo bëri yàq nag lu bëri ci biir loolu aussi wax dëgg yàlla ñun jéem nañ ci xeex parce que ñun seet suñu bopp jënd nañu ay produits yi nga xamee ne jox ko DPV pour mu jàppale baykat yi parce que xam ngeen ne aussi protection des végétaux wax dëgg yàlla du ci mission SAED la bokk am na direction buy toppatoo loolu waaye bëggoon jàppale baykat yi rek moo tax ñu jënd ay produits donc mettre à la disposition de la DPV pour mu mun a xeex kii bi waaye xeex nañu mais nag ampleur bi bari waayu janax yi ak bari waayu gunóor yi wax dëgg yàlla dañuy dépassé ba yàq alors li ñu yàq nag tey jii bi ñu ko xaymaa situation bi ñu defoon ajjuma bii passé donc on est à juróomi junni hectares yu teg téeméeri hectares ak fanweer ak juróom-ñeent muy 5139 hectares yi nga xamee ni xam nañ ne lii am na ci li nga xamee ne inondation moo ko yàq ndox moo ñëw yàq ko toll na peut-être ay 1000 et quelques hectares am na yeneen 3000 et quelques hectares yi nga xamee ne gunóor yi la ak donc ak janax yi si recensement bi nag muy continuer ba tey mun na am tey jii fi may wax ak yéen fekk dépassé nañ loolu mais bu ci yàlla àndee fii ak suba wala gannaaw suba danañu am beneen situation bu bees bu boobaa aussi ñu mun ko transmettre ministre bi wax bi nag bi nga xamee ne lu ko indi mooy béykat dañoo yaakaaroon dañoo ne li yàqu peut-être 200 et quelques hectares la rek en réalité nag loolu confusion la c'est-à-dire chiffre boobu nga xamee ne am na joxe nañ ko chiffre boobu dafa am ñi nga xamee ne ñun man SAED maa ko joxe en réalité chiffre bi ñun ñoo ko joxe bi ñu ko joxee nag boobu dafa fekk ne ay sëriñ ay grands producteurs yi nekk ci vallée bi ñoo bokkoon nañ ci ñu njëkkoon yàqule saisir autorités yi ñu dem nag def vérification bi ñu demee vérification mooy toolu sëriñ donc Modou Ablaye bu sëñ Moussa Nawel mooy sëriñ donc Khady Mbacké mooy sëriñ Ablaye Bousso d'ailleurs bi ma demee ci terrain bi ñett ñooñu xool naa leen mais démarré naa aussi ronk gis ronk situation yooyu ñu joxe woon période boobu mooy période yi nga xam ne lu commencé woon yàqu ci toolu ñetti sëriñ yooyu loolu la ñuy joxe woon ñi yaakaar nag situation bi la ñuy joxe waaye situation bi lu wóor te wóor mooy 5139 ajjuma bi passé te ñu ngi continuer donc continuer recensement bi. comme ni nga waxee ci yàqu-yàqu yi léegi béykat ñu bëri ñoo ngi jooy nee nañ affaire bi seen programme faussé na ñenn ñi sax dañoo leboon xaalis ci banque yi ñeneen ñi lebul ñi sax nee nañ lu ñu yàqule léegi lan la ñuy def pour ñu mun a am benn compensation est-ce que SAED moom moo war a lijjanti wala mu remonter information bi pour état bi mun leen jéggal seen bor yi parce que ñoom sonn nañu ñoo ngi jooy lan moo ciy solution quoi. loolu aussi lu am la ki nga xamee ne demoon na banque ba muy LBA wala nga dem CMS wala nga dem sax ci yeneen partenaires yi ñu jàppale la jox la financement nga dugal ko ci alors yàlla def donc mu yàqu muy gunóor yi moo ko yàqu wala picc yi wala donc nu mu tudd janax yi wala sax fekk ndox moo ci dugg yàqu ko wax dëgg yàlla loolu moom jafe-jafe la. donc assurance agricole am na ñi nga xamee ne assuré nañu mun na am yàlla def ci sutura ñi nga xamee ne assuré ñu nag dana indi complication waaye lu ci munti nekk daal xam nañ ne lu yàqu li moom mun nañ xam ne certifié ne lii lu yàqu la du baykat bi moom ci coobare boppam moo nangu remboursé nit pour nga rembourser il faut nga góob il faut nga am nga rembourser mais góoboo dara amoo dara kooku moom yaakaar naa ne comprendre ko lu warul jafe CNCA war nañ ko won loolu ñeneen ñi aussi war nañ leen won loolu wan leen kat ñii am nañu ay jafe-jafe moom moo tax remboursé wuñu loolu aussi ñun xayma nañ ko
xam nañ ko danañu continuer di ko recenser di ko remonter ci information yi nga xamee ne jox nañ ko ministre bi sax en terme de recommandation bokk nañ ci ay recommandations yi def ministre bi ne ko ñooñu nga xamee ne dañoo jëloon ay bor wala sax jëluñu ay bor am nañu ay jafe-jafe nañu xool nan lañ mënee ndàmpee parce que aussi foog naa ne ci la bokk catastrophe bi nga xamee ne yàlla moo ko indi ñun indi luñ ko nañu xool aussi nan la ñuy jàppale nit ñi parce que bu dul loolu mun na indi quand même ay jafe-jafe donte sax du superficie yëpp mais même ñi nga xamee ne yàqule nañu danañu am ay jafe-jafe bon bu leen mënee jàppale leen jàppale bu nekkee banque bi dafay def ay moratoire xëyru bu nekkee président Macky Sall ci bëggam agriculture yërmandeem dafay baale bor yi mu baal leen bor yi bu nekkee aussi fonds de calamité am na bi nga xam ne mën na jël en charge loolu aussi bu nekkee mën na ko jël en charge ñu xool aussi nan lañ koy activer waaye daal ñun ñu ngi xool ànd ak baykat yi xool nan la ñuy def pour état bi nan lañ leen di war a jàppale pour donc alléger jafe-jafe yi yow donc yi nga xamee ne donc am nañ ko. mooy gis nañu yéen a ngi xotti rek di dem di aménager rek yéen a ngi wax PSE yéen a ngi wax autosuffisance alimentaire yéen a ngi xotti suuf si rek di dem te loolu day jur coow te ñu bëri dañoo jàpp ne yéen da ngeen di favoriser sax les grands cartels waa agro business di tiit ci ëllëgam daal day ragal ñu nangu toolam jox ko borom doole yi loolu lan nga si mën a wax daal. SAED peut-être am na ci pàcc mais ñu ci gën a am pàcc mooy problème suuf si nga wax SAED fu mu ñëw di xotti dafay fekk ne suuf soosu commune bi délibéré na ko jox ko ñu aménagé ko bu ñu koy aménagé aussi ñun baykat yi lañ koy jox SAED moom du aménagé mukk pour jox un agro business loolu moom mënul nekk ñun SAED musuñu aménagé jox agro business bu fi ñëwee boo fi gis moo aménagé la boppam agro business bi si commune bi la jaar commune bi jox ko suuf mu aménagé waaye SAED musul aménagé agro business suuf nag aussi commune moom moo koy joxe bon nag question boobu war naa ne yaakaar naa ne commune yi war nañ ci am xalaat waaye man ci sama xalaatu bopp laa du casquette directeur général mais casquette maire bi laay sol casquette même suuf lu am solo la suuf moom mooy li nga xamee ne ñun di dëkk ci gox yi ak goxaat yi moom la ñu am comme capital amuñu leneen lu ëpp loolu donc loolu dañ ko war a sàmm te buñ koy sàmm aussi dañ koy sàmmal suñuy njaboot tey jii ak suñuy njabootu ak suñu njabootu ëllëg waxuma agro business mu ñuy bokk waaye bu ci mënee bokk aussi nañ ko defee façon bi nga xamee ne façon bu amal avantage population bi la bu amal avantage donc ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci biir ñoom ñoo dëkk ci biir gox yi loolu man xalaat boobu laay may maire yi loolu laay jox aussi baykat yi nañu jiital d'abord ñi fa dëkk jox leen ba mu doy avant ñiy jox donc keneen parce que keneen kii bu amee peut-être dana baax na ci gox ba waaye ci boppam la gën a baaxee ak bitim réew bi nga xam ne fa la nekk dañuy privilégier loolu SAED nag moom boo gisee bu daggee suuf rek ñëw di xotti di defar aménagement mu ngi koy defaral xale yi mu ngi koy defaral jigéen ñi mu ngi koy defaral ñi dëkk ci gox ba waaw. voilà merci monsieur le directeur fi nga junj sax foofu laay ñëwaat mooy wax nga maire yi ñoom ñoo war a seet ñan la ñuy war a jox suuf si daal ñan ñoo ko yeeyoo mais gis nañu vraiment loolu day jur coow mais vous avez alerté ça c'est très bien et d'ailleurs tudd nga fi sax mairie mooy sa commune. foofu nga nekk wax nga sax man fa laa dëkk kon je suis votre administré en tant que directeur général de la SAED ban message nga am xam naa waa mairie tamit bëgg nañ jëriñoo daal ci sa position. bon donte sax Sénégal yëpp nga fi nekkal daal lan nga mën a junj en tant que maire daal pour votre commune. xanaa di profiter si sa antenne bi rek di nuyu sama waa commune di leen nuyu di leen jaajëfal parce que mun naa wax ne aussi tey jii bu nekkee nekk naa fii ma nekk am naa lii ma am sama population commune moom moo ko def ñoom man bari naa di wax politique population moo lay yëkkati ba ci kaw ñu gis la. donc bu la ay nit yëkkatee ba ci kaw ñu gis la nag da nga war a aussi delloo njukkal ci ñoom parce que bu ñu la bàyyee rek boo mooy ci suuf nga jëm moo tax di may jaajëfal donc commune de Méry di leen ne en tout cas maa ngi leen di bàyyi xel li bu doon sama sago lu ñu bëgg rek ma defal leen ko li ma deful dafay fekk ne yorewuma ko jotuma ko waaye ñoom ñun ñoo bokk bëgg-bëgg bokk donc dëkk bi di ci liggéey ñun ñëpp di ñaan yàlla li nga xamee ne sumb nañ ko yàlla may ñu donc ñu mun ko liggéey nga xamee ne xale yi gis ci seen bopp jigéen ñi gis ci seen bopp mag ñi gis ci seen bopp ndax développement bi ci biir commune bi ñu bëgg donc yàlla defal ñu ko parce que wax dëgg yàlla nag loolu rek moo ñu indi woon ci biir politique bi bëgg a suqali commune bi judd fa màgg fa nekk fa un cadre ne il faut aussi
bu nekkee am na li nga xamee ne yàlla may nañu ko ñu jéem ko aussi delloo suñu biir gox loolu rek moom moo ñu dugal ci politique bi waaye du dara. vraiment ñu ngi lay jaajëfal émission bi léegi nag mu jeex léegi lan mooy sa dernier mot sa kàddu bu mujj. kàddu bu mujj mooy delloo leen njukkal encore di leen remercier yéen waa Ëllëg Média di leen encourager wax dëgg yàlla xaw ma ne woon bi média bi am na fi ëllëg bi média bi donc suñu conseil en communication bi na ko dugal ci ñi nga xam ne ëllëg ci biir il faut vraiment ñu liggéey parce que mu leen nekk Ëllëg Média nekk ci biir Waalo nekk ci biir mbay mi alors fekk ñu duñu liggéey loolu mënul nekk ñuy dem avant ñuy dem di liggéey ak yeneen télé wax dëgg yàlla yéen nañu liggéey ak yéen ba pare mu am ma xam ne aussi muy télé bi nga xam ne développement lay def te ñun aussi ci biir développement la ñuy liggéey leen encouragé ci biir loolu ba pare di dellu encore di sant di gërëm baykatu ñi nekk ci goxu bi nga xamee ne say def ciy liggéey mu ñi nga xamee ne ci Saint-Louis lañu nekk ñi nekk Dagana ñi nekk Lac de Guiers ñi nekk Podor ñi nekk Matam ñi nekk Kanel ñi nekk Bakel nekk Kidira ñoom ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di rafetlu aussi seen liggéey leen wax ne daal sayet seen sayet la ñoom ñoo tax sayet nekk fi bu fi ba boykat amul woon sayet du am benn sens bon nag ñun ñoo war a jàppandoo liggéeyandoo comme ni ma koy waxee xàccandoo dóorandoo ba pare di leen ñaan li jafe-jafe lu mu am ak nu mu mënti mel ak nu mu mën a tare bu ñu toogee waxtaan rek yaakaar na nañu am solution am na ñi nga xamee ne jaru ko yenn yi di ko wax ci média yi jaru ko ñun ñi nga xamee ne ñun ñoo fi bokk nañu liggéey waxandoo déggandoo ñun ñuy porter affaire bi yóbbu ko wax ko fi ñu ko war a waxee bu boobaa dana gën a mën a am porter mais bu nekk ci ku nekk bu bëggee jaar sa côté rek boo moytuwul aussi xeex bi du neex. voilà loolu daal moom mooy li ma doon wax di leen sant di leen gërëm. Sow ñoo ngi lay remercier di la ñaanal surtout yàlla na yàlla yokk kàttan yàlla bàyyi la fi nga mën a jëriñ Sénégal. mën a jëriñ àdduna bi pourquoi pas. mënuñu tëj nag fekk remercier wu ñoo xam ne ñoom ñoo yombal émission bi ñoom ñoo tax émission bi am. Ahmed Mbodj moo xam ne moom moo yor presque délégation moom moo ko jiitu moom moo yor technique bi lu mu siy def daal bëri na macha allah yàlla na yàlla xeeb dolli. di jaajëfal aussi suñu caméraman bi Tipo ñun ñëpp ñoo bokk suñu Risatol vraiment c'est une jeune équipe une jeune télévision mais qui frappe fort. te comme ni ma la ko waxee incha allahu taala duñu la fekk Fouta parce que am na benn tournée bi ñuy préparé. ñu ngi lay jaajëfal waay merci beaucoup et à bientôt Mouhamadou Ba votre présentateur merci.